Euh, maa ngi lay wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu di leen nuyu yéen ñëpp waa équipe wasaare di rafetlu di leen tatagal ci li ngeen ñëw séq ak man waxtaan di nuyu ñi nga xam ni ñu ngi seetaan moo xam ñu ngi Sénégal moo xam ñu ngi bitim réew waa man la seen mbokk seen am di jàmm seen xarit Ahmadou Mokhtar Kanté ma nekk imam fii ci mosquée Point E soriwul ak fi ñuy enregistré waxtaan bi. Imam Kanté nag dañ ma gën a miine loolu depuis université le siiwee dans les années 86 ñun bokk na si ñu fondé mosquée bi nekk université nekk naa aussi écrivain bindkat sama téere bu mujj bi daanaka mi ngi tudd Islam Science et Société waaye tamit man maay fondateur portail web bu tudd tibian.com kon pare naa pour lépp lu ngeen laaj lu sama kéem xam-xam ma tontu ci. waaw tibian.com dafa nekk portail boo xam ni sama yenn xarit yi nga xam ni dañuy liggéey ak man di suivre li muy produire di ko bind di ko wax ci média yi di ko def samay xutba ay conférence ñu ne ma léegi nag jamono day dox egg nañ foo xam ni outils de communication yi réseaux sociaux yi nit ñi dañ koy suivre bu baax a baax a baax kon daal maa ngi lay digal nga góorgóorlu nga ubbi sa page Facebook ndax man toog naa lu yàgg Facebook daanaka daaw laa ci dugg toog naa lu yàgg doon hésiter est-ce que yooyu jar na dugg ak yu mel noonu ñu ne ma tam nga def benn site carrément site boo xam ni ko defee say vidéo ngay enregistrer di ko si def di ci def sam say article ak lépp loo xam ni daal ci wàllu boobu la jëm man au départ dama jàppoon ne loolu lu diis la lu jafe lay doon mais après sama xarit yi surtout sama benn xarit bu baax Khalifa nga xam ne informaticien la moo ma ne da ngay foog ni lu jafe la rek mais lu yomb def la ci lañ waxtaan ba def site bi ba léegi wax dëgg yàlla site bi daaw laa ko ubbi mais daanaka boo ci demee léegi nii di nga ci fekk lu am solo ci ay vidéo ci ay article yoo xam ne man maa ko defal sama bopp li ci ëpp waaye itam léeg-léeg ñu def ci ay yeneen waxtaan wala yeneen média yu ñëw comme yéen def benn waxtaan après ñu dugal ko ci portail bi kon daal gis naa ne rek yéex naa ko def mais lu am solo la parce que àddina bi yëpp fi mu nekk ñi daanaka dinañ mën di suivre say vidéo di suivre say article. D'accord. Kañ nga dugg Facebook. Facebook daanaka daaw laa ci dugg. lan moo la dugal Facebook. doon naa hésiter parce que li ñuy wax rek loo xamul en général loo xamul da nga koy ragal Imam Ghazali moo ko wax annaasu a'daa'u ma jahilu nit ñi en général dañuy ragal li ñu xamul wala di ci wax loo xam ni maîtriser wuñ ko. lu bari luñ ma ci doon wax gisin bu ñaaw laa ci amoon Facebook daal ay image yu ñaaw moo ci nekk ay wax yu ñaaw lañ ciy waxante tamit kenn xamul ñu nekk ci ginnaaw yenn saa yi nit jékki-jékki jël sa compte dugal ci nangam ak nangam ma ne bu dee yooyu la man dama ci dugg parce que bëgguma yeewu suba ñu naan Imam Kanté lañ dégg mu wax lii te fekk du loolu naa ko waxee wala que ñu génne ci samay image wala yu mel noonu daal. ba démb fan yi rek am na ku ñuy pirater sama compte di ci ñaan xaalis barki démb nii rek mais ma xam ni loolu bi ma ci waxtaanee sama gars yi ñu ne ma yaa ci mujj xanaa donc yooyu yuy xew la ci Facebook mais boo teelee def sa message ba ñëpp xam ne du yow après amul problème donc xëy na yu mel noonu moo taxoon ma ragal mais bi ma demee ba gis le pour et le contre après ñu ne ma non am na nuñ koy sécuriser du ñàkk nag moom ay rëcc-rëcc ma gis ne avantage yi pour man moo ëpp inconvénient yi boo seetee àddina bi yëpp dinañ mën a di déglu say vidéo say audio di jàng li ngay bind te ma xam ne islam c'est universel jullit di fu nekk lañ nekk du rek waa Sénégal laa bëgg a waxal ma ne kon naa ci dugg mais wax dëgg yàlla moo ci duggee ba tey tamit mën naa wax ne ñu baree bari ci lañ ma xamee di ma woo ba léegi nii rek boo toogoon ba ci kanam léegi nga gis ko ma woowee États-Unis wala Australie wala nangam mu nekk ay sénégalais wala ñun du sénégalais di ma laaj dara ci l'islam wala naan ma lire naa sa biir article wala sa livre bi fu ñu koy amee kon wax dëgg yàlla daal comme jamono moo ko laaj te souvent damay waxtaan ak sama oustaz yi sama collègue oustaz imam yi di leen wax ne suñu seetee ba seet jamono ju nekk yonent ba jamono jam nekk outils communication yu fa nekk la doon utiliser buñ seetee yenn salaa salaam jamonoom jël nit jox ko bataaxal mu jël fas wala gëléem dem yóbbu ko ci benn buur def na ko bind na ay lettres yónnee penc ma doon na fa dem di wax doon na xutba ajjuma doon na recevoir ay délégation ay yahud ay nasaraan di wax ak ñoom loolu moo doon forme communication yu amoon ci jamono jooju mais doo gis fenn ci alquran wala ci xadis yenn saa sam di wax ne ba faw da leen yëg fas rek di yóbbu ay courrier
wala da leen defee nii da leen defee nii yooyu islam daf ko boyal maanaam daf ko bàyyi pour que créativité humaine lu xew ci jamono rek islam comme lu universel la dafa war a fekk ji nit ñi fu ñu mën a nekk kon waruñu ragal moyen de communication mais nag ku nekk na nga ca duggee ak éthique islamique ak message islam loolu moo ci am solo. bon gis nañ ne imam bon macha allah am na culture imam moderne global comme ni ñu koy faral di waxee dañ bëggoon xam ci tënk quoi sa parcours. sa parcours éducatif. xam nga am na ku ma laajoon loolu tamit mu ne mais imam yow comment imam bu exceptionnel nga parce que intellectuel nga lu xew qu'est-ce qui se passe doy na waar ma ne ko non pourtant dugguleet ci l'islam comme tey jii ni présenté sama profil boo seetee ba seet ci cosaan imam noonu la meloon les plus grands imams yi ñuy tudd ci islam ci histoire islam ay encyclopédie lañu woon ci seen xam-xamu jamono koo ci jël boo tegee tey ñu naan la imam Ghazali demal nga xool livre yu mu bind def na ay débat yu tàng ak les philosophes courant d'idée bu amoon ci jamonoom bu ko yëgee gëstu na ko bind ci doon def ay débat ulama yi doon def ay débat di defante ay réfutation lu ñuy wax radd yéen tay benn borom xam-xam bind la am keneen ku ko bind ne ko attention ne xanaa bàyyi waxeel ayatel wala lii ni nga ko waxee et cetera donc imam yi bu njëkk ba dañ doon nekk ay kang fóore ci alquran ci hadis ci waxu borom xam-xam yi waaye tamit lépp lu doon xam-xam ci seen jamono luñ ci mënoon a xam dañ koy xam ba ci Timbuktu bu mujj bi nii lu nekk dañ ko fa doon jàngale ba ci astronomie ba ci lu baree bari ba sunu Sénégal fii sunu mag ñi lu ñu mënoon a xam nañ ko bu ñu déggee téere boo xam ni amuñ ko sax dañuy yónni ay nit dem copier ko dégg nga Haj Malik par exemple moom téere yu mu bind yëpp yi ci ëpp daf koy wóor ni littérature bi disponible Sénégal mu bind ci thème boobu mais loolu rek kon xam-xam la mës a doon léegi nag kon séparation boobu léegi entre intellectuel ak imam ak yu mel noonu loolu dafa dab l'islam maanaam dañu dem ba mu yàgg buur yi di xaw a ragal boroom xam-xam yi di leen ber comme léegi ñu doon ber boroom xam-xam yi mujjutuñu am accès ci espace public bi ak liy xew ci état bi ñu bàyyi leen rek ne leen yem leen ci jàkk yi ak seen ruq bu leen sax wax ci lu jëm ci affaire nguur ak yooyu xam nga bu ko defee yooyu bëri da la échappé colon itam bi ñëwee fii Sénégal li ñu def mooy jéem a rey daara yi ba pare wane ni école occidentale bi vrai xam-xam foofu la nekk su ko defee imaam itam résister daal ne ñun alxuraan lañ gëm ne xam-xam la ak hadis et cetera ñu ber leen su ko defee ber boobu ñu leen ber mooy tax imaam yeeg yooyu toog seen jàkk su ko defee lii xew ci penc mi échappé leen ak lii xew ci yeneen xam-xam yi nga xam ni dañ ko waroon xam pour wax ci l'islam ni mu ci wax comme man ni ma koy defee nii c'est parce que dama am accès ci monde occidental bi am accès ci texte l'islam yi moo tax may proposer ay analyse loolu am na ñu ma ko dàq téeméer yoon mais seulement dañoo beru woon toog ci ay ruq léegi nag sama parcours ci gàttal maa ngi jàng alxuraan Dakar laa juddoo mais Thiès laa màggee jàng alxuraan foofu Thiès après mais sama papa comme cadre la woon nekkoon régie des chemins de fer mu dugal ma aussi jardin d'enfants donc daanaka depuis ba ma nekkee xale dama am chance su di am ñaari cursus yu parallèle yooyu ma jàng alxuraan après dugg école primaire en même temps vacances yi damay delluwaat daara bi ma duggee lycée sama papa ne ma jëlal langue arabe amul sax ay discussion sama papa ne ma langue de choix arabe sur le champ ma dem jël ko mais foofu bi ma duggee lycée li ma gën a bëggloo encore langue arabe bi donte woon dañ ko ñàkkaloon fayda ñun bi ñu nekkee lycée Thiès prof arabe yi dañ leen doon reetaan classe di fëgg table yeeg yooyu man maa ngi fàttaliku tunisien bi ñu yore woon langue arabe dafa mujj dellu Tunisie bu duggee dañuy fëgg table yeeg xam nga lu ñu fonkoon prof maths prof anglais ak yooyu ak prof français parce que dañu gëmloo woon ni ñoo yore vrai xam-xam donc arabe bi pour ñun c'était dañ ko doon saboter suñu prof arabe man ni bokkoon naa ñu ko doon saboter suñu prof arabe tunisien la woon mais après ma ximilu ko kon ne jàng arabe amoon nañ oustaz Dame Seck nag moom bokk na ci lu ma gën a wan ni war nga téye ñaari cursus yi parce que oustaz Dame Seck lu raar la woon dafa boole woon bilingue parfaitement buy làkk français di wax français da nga naan kii français rek la jàng buy wax arabe da nga naan arabe la jàng donc moom marqué na ma bu baax parce que bi mu ma yoree moom daf ñu doon expliquer lépp en français mais aussi di ñu jàngal langue arabe bi ba pare aussi troisième dimension bi mu ma marqué mooy que li ñu doon jàngal souvent illustration yi ci alxuraan la koy jëlee maa ngi fàttaliku suratu Luqman bi ñuy def composition récitation yëpp moom lay bind ci tableau bi moom la ñuy mokkal mu firi ko ba pare moom ci la ñuy interroger et cetera donc il était très pédagogue
gis nga fi mu ko doon jaarale noonu xam nga bu ñëwoon rek daal ne woy alxuraan nagam dañu naan kii dafa ñëw pour waar nit ñi et cetera mais kon ça m'a beaucoup marqué ma ne mais tiens mais kon en fait nit mën na jàng français bu baax jàng arabe bu baax jàng yeneen xam-xam yi y a rien qui l'interdisait suñu xel yi rek lañ ko dugaloon ma continué nag mais en particulier dans les années 80 nga xam ne maa ngi woon seconde lycée yu mel noonu ci laa am benn genre crise spirituelle entre guillemets crise c'est-à-dire ma am yëg-yëg bu am doole ci ne dama war a gën a xam l'islam gën a jàng sama l'islam ci jamono jooju nag ma dajeeg nag ay oustaz yoo xam ne tamit mën naa wax quelque part ils étaient ouverts d'esprit ñi ëpp ci ñoom ay oustaz yu nekkoon lañ ci association Ibadu Rahman donte woon man musuma nekk ci biir Ibadu Rahman musuma ci nekk membre musuma am seen carte mais ñoom marqué nañ ma parce que oustaz yooyu dañ jàngi woon dans les pays arabes bi ñu ñëwee seen style wuute na ak li ma doon dégg ci gàmmu yi ak yooyu nga xam ne nit day ñëw wax yenent bi lii alquran lii mais ñoom da ngay mën a am accès ak ñoom toog ak ñoom ba pare ñoom ils commençaient à se cultiver aussi ci tubaab yi seen idéologie donc loolu ça m'a marqué bu ñu toogee ak man ñu ne ma attention jullit nga da ngay def attention lii agression culturelle la al ghazwul fikri ci ñoom laa déggee concept ma ne ah bon lan mooy agression culturelle ñu ne ma non attention tubaab bi dafa am lu ñuy véhiculer loo xam ne àndul ak l'islam ma leen pourquoi ñu ne ma oui parce que l'islam lii système politique wu l'islam lii la ah tawhid bi ci l'islam àndul ak ñoom li ñuy woote naan keneen moo war a atte et cetera seen jikko yi tamit inspiré wul ci alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam jullit ci la war a tënku et cetera kon ñooñu marqué ma ba ma ñëw université bi ma ñëwee ak état d'esprit boobu ñu daje fii ak yeneen étudiants liggéey bi ñu doon def pour taxawal jàkka ji c'était hyper intéressant parce que c'était toutes les nationalités musulmanes ñoo fa nekkoon suñu temps ñoonu da ngay fekk benn Camerounais moo doon nodd fekk benn Marocain ñu julli timis muy def waxtaan bi nga fekk benn Sénégalais fekk benn Tchadien fekk benn Ivoirien daanaka nationalité musulmane yi am ci Afrique yëpp Comorien Nigérien da nga li fa doon fekk si jàkka ji ñuy liggéey donc c'était extraordinaire donc loolu mooy sama parcours mais bi année blanche bi amee dans les années 89 ci la sama grande sœur ne ma comme yow da nga bëgg affaire l'islam xanaa doo jéem a dem Maroc au lieu que ngay toog fii xamoo kañ la école di ubbeeg yu mel noonu ma ne ko pourquoi pas mu ne ma yow ni ma la gisee nii xam naa ay Europe ak yooyu sax bëggoo ko effectivement temps yooyu bëgguma dara ci affaire Occident dama nekkoon benn genre radical contre lu Occident wax ma ne non d'accord ma léegi nag mu ne ma kon yow demal Maroc nga continuer si jàng parce que ñoom dañuy utiliser français bi nga gën a miin ba pare islam am ma ne c'est une occasion dem naa aw ma sax bourse ñu ne mën naa demal rek soo demee dinañu dimbali moo tax xaw naa fa sonn tuuti bi ma demee mais ma dem Marrakech inscrire commencé gën a jàngaat encore samay matière islamique foofu dafa am lu ñuy wax daaru Qur'an les maisons du Coran cheikh bu nekk dafa am ay matières yu muy jàngale da ngay dem foofu rek di suivre donc dama doon suivre siira di suivre tafsir et cetera pendant 4 ans aussi foofu laa jàngee lu bari après ma dellu see fii fekkaat association bi fii ñu ne ma bon léegi daal nekkal imam ci jàkk ji après laa def tam concours ISE maa ngi woon toujours tam di jàng sama tubaab ma def institut des sciences de l'environnement après commencé liggéey ci ONG affaire développement local ay décentralisé yooyu dama ci liggéey expert en environnement après ma demaat France def master économie solidaire ma demee France tam doon naa jàngale si jàkk ji nekkoon foofu Mulhouse imam marocain bi ñuy waxtaan kon daal ci loolu bi ma nekkee fii tam université man maa yore woon benn rubrique bu ñu tuddee woon étude islamique ci benn revue trimestrielle bu ñu tuddee woon l'étudiant musulman. D'accord bon am na solo damay répondre bi nga demee Maroc am na école française foofu. waaw en fait am na école française seen école yi français mooy langue de base bi mais primaire bi yëpp arabe la ñuy jàng mais bon comme man defuma fa primaire sénégalais yi nga xam ni arabe kese lañ doon jàng ñoom bu ñëwee foofu dañuy dem lycée arabe yi après ñi amoon niveau bac bu ñëwee ñu dem inscrire ci université arabe yi mais sinon enseignement général bi français lañ koy defee boo demee tam ci université am na matière yoo xam ne arabe lañ koy defee par exemple matière islamique yi ñiy def foofu étude islamique pour def fa licence arabe la ñuy jàngee mais yeneen enseignement yi science surtout ak yooyu français lañ koy jàngee. L'islam éducation nit ñi daal tuddee nañ ko nu ne. yow nan nga ko jàngatee en tant que musulman parce que dañuy wax ne. souvent mari sax day muuru. waaw. mari bi muy muuru amul. donc pour yow côté l'islam bi ak école bi c'est quoi le problème c'est politique ou bien leneen yow nan moo ciy sa xalaat. bon par rapport ak expérience bi nga am surtout Maroc. non justement du Maroc moo ko mën a régler parce que Maroc seen réalité lañ am ak école yi fa nekk
école française yi fa nekk warul bari noonu mais bon Maroc daal c'est une autre réalité mais comme problème bi Sénégal la xewee problème bi mooy que ni pour man dama gis ni dafa am ay école d'inspiration chrétienne il faut que ñu clarifier ko bu baax même si c'est des écoles d'inspiration chrétienne mais c'est pas des écoles confessionnelles du école yoo xam ni diine nasaraan lañ fay jàngale dégg nga du ay école laïque lañu donc muy Saint-Jean d'Arc muy yeneen écoles yi nga fi gis yëpp école li ñuy wax école privée catholique bu ci nekk bu demee ci ministère agrément yi ñu koy jox école laïque la fay déclarer kon doo fa déclarer école laïque ba pare ci biir école ba nga bëgg fa def loo xam ni àndul ak principe bu école laïque mooy une école ouverte à toutes les confessions la preuve loolu moo tax jullit di fees seen école yi da ngay dégg sax ay jullit yoo xamul lu xew ak jullit yi ma tuddee défaitiste yi am na jullit yoo xam ne ñoom jullit a tooñ fu xew fu jullit amee problème ne jullit yee tooñ ñooñu dañoo ñàkk fayda ay complexe la ñooñu kenn mënul régler seen problème parce que du question argument alors léegi ñoom boo seetee dama gis ne dafa am benn attitude bu ñu commencé am mooy xatal jullit yu jigéen yi di muuru ci seen école yi man ni ma ko interprété mooy que jullit yu jigéen ñi dugg seen école yi dañuy influencer yeneen jigéen jullit yi fa nekk affaire muur bi dafa commencé bëri ci seen école yi loolu la ñuy bañ a wax ci biir wax bi parce que la preuve yamul rek ci école Saint-Jean d'Arc il y a quelques années école Thiandoum bi def nañ ko fi xëy taxaw ci bunt bi xale bu jigéen bu muuru bu ñëw surveillant bi ne la doo dugg ñu commencé ci coow ñu def ko Saint-Louis ay médiateurs dugg ci kon njëkkeewul fii kon il faut comprendre la logique donc la logique c'est que dañu commencé ñoom di ragal affaire jigéen buy muuru léegi nag ñu koy lëmas ci affaire wooye jigéen ñi muuru yi dañuy ñëw ci classe beru duñ jox loxo jigéen nangam na et cetera jox loxo góor tout force ñaareelu am na xale yu góor yoo xam sax ay bandi lañ dañuy toog cigarette nga toog seen wet ñu lay domp fii ak kenn xamul loolu du force te tamit ay groupe d'amitié dafa mës a am ñun ni bi ñu nekkee xale école dafa am ñooy xaritool ak ñoo dul xaritool du ñëppay nekk sa xarit pour plusieurs raisons yooyu yëpp du wax te aussi même bu dee comportement boobu dafa am ci benn école sax ça veut pas dire que da ngay def punition collective daal di tere principe bi ci boppam mën nga wax admettons ñu wax ne léegi jigéen buy muuru tamit il faut nga def lii ak def lii mais daal ne léegi trouvé naa benn règle boo xam ni dañuy exclure bépp jigéen bu fi bëgg a jàngee na nga def tête nue te ñoom seen sœur yi di muuru seen xale yi di sol ay croix war nañu xam ne muuru lu l'islam santaane la ku nekk Sénégal xam loolu wala xam ko bañ ko respecté kon yaa ngi provoqué jullit yi kon problème bi loolu la léegi sax débat baa ngi évoluer maa ngi gis ci débat bi sax ñu commencé naan non école française la du benn école française mais même bu dee école française fii la signé ay agrément ak ministère bi la preuve biñ ko ndikkee def Kalidou Diallo il y a quelques années bindoon na bataaxal ne leen lii mënul nekk ministre bi actuellement ñoom bi ñu yëkkatee affaire bi daal ne année prochaine du ñu nangu jigéen bu muuru dugg fi ministre bi woowoon na leen ñëpp gis nañ lettre bi ne leen bu leen ko def àndul ak règlement bi ñu jaar ci suuf signéloo parents yi ay kenn xamul yoo xam ni même bu ko parents yi signé sax te légalul valable te en plus kon def nañ loo xam ne ministre bi ne leen bu leen ko def amu leen droit def règlement intérieur boo xam ne day exclure nit ndax lu muy def te mu aju ci diine te ñoom loolu lañ def même bu fekkee dañu ne parents yi dañ ko signé amuñu droit def ko ñaareelu parents yi weddi nañ ko kon pour man loolu la léegi nag c'est vrai que comme école boo xam ne mi ngi cosaanoo France ñu am ay école fait Afrique bu dee loolu la noppal na leen nañ yem France nañ toog France buñ toogee France benn diggéen benn suñ kenn su fii du fa dem. voilà dama leen di jox avertissement ne leen jigéen ñi ku bëgg inscrire fii à partir de demain na inscrire su amee ku ñu signalé ne bañ ngeen inscrire ñu suspendre école bi tëj ko ba ñu revenir au droit wala ñu dellu loolu pays arabe yi def nañ ko li ma la wax gi am na école française yoo xam ne commencé woon nañ di ko def effectivement di ko def ci yenn kii France bu yàggu tam Turquie ubbi fa benn école privée du ñoom ñoo ne liberté mais gëmuñu ko en fait liberté boo xam ne luy jëm ci luy leen dooleel rek ñoom Turquie ubbi fa benn école seen xale jigéen commencé di fa ñëw di muur et cetera ministre bi daal ne France kenn du fa def école boo xam ni jigéen ñi dañuy muur et cetera parce que jigéen ñi bu nu muuroo mooy wane ne ay jaam lañu di wax seen théorie yooyu Erdogan xam nga lu mu wax mu ne ah bon loolu la ni ko waaw mu ne bon fii Turquie tamit bépp école française bu fi am na tëj mais dañu mujj waat autorisé waat école bële nga xam ni kon affaire fayda rek du affaire argument dañuy coq waaw gis nga su liy jàllee après bu ci kanamee ñu ne bon ku tudd Mohamed sax bon est-ce que war na dugg ci école bi après ëllëg ñu ne bon te loolu nag mi ngi bëgg fonto nit ñi parce que xool ñaari xale yooyu ñu dàq Guigon bon Sénégal noonu la war a doxee
kon bu ci kanamee tur léegi yow di nga dem fenn léegi ñu ne la bon musulman nga non non yemal fii ci dans notre propre pays am kenn ku ma ne non nañ leen bàyyi liñ moom ma ne fii amu fi kenn lu fi moom kenn sénégalais fi moom lépp suñu dëkk la ku fi bëgg a nekk ak ñun ci jàmm da ngay respecté ñun liñ fi nekk suñu caada respecté suñu l'islam léegi ñaari jeune docteur yu jàng li ñu war a jàng yépp ba nekk ci pharmacie tisbaar rek moo leen di fekk ci pharmacie bi 8h ba 16h ñu ngi def seen liggéey 8h ba 16h tisbaar rek moo leen fay fekk parce que après ñoom dañuy dem beneen équipe ñëw ñuy relayante tisbaar dem julli 7 minutes bàyyi kenn ki ci comptoir bi kenn ki dem nga ñëw ne non même bu fekkee kenn ki dafay des sax day yàq liggéey bi te ñooñu di ko def depuis combien de temps kon am na benn logique que j'ai appelé islamophobe ak anti musulman buy commencé di dox ci réew mi boo xam ne ñi ko yëkkati nañ xam ne dañ ko war a teel a teg ci suuf parce que du dem waaw kon nag affaire Saint-Jean d'Arc loolu rek léegi le ministre n'a qu'à prendre ses responsabilités woowaat leen ne leen teg leen ko ci yoon su loolu amul problème dina fi am parce que ñun duñ ko accepter te tamit ñooñu suñu amee fitu def ko ministre bi ne dara nekku ci luy tere ñeneen ñu def ko même ñu ko narul woon def sax te bëggoon koo def dinañ ne nañ ko def comme dëkk bi tam ci liberté la tegu mënoo imposer kenn ne ko lii ak lii te comme léegi àddina bi tam dafa ubbeeku ci mondialisation lañ nekk loi yi tamit évoluer di gën di dem ci lu ñu tuddee ay liberté droit gis nga droits humains nangam ak nangam moo tax sax affaire nouveau droit boobu ñu ci doon coow parce que gis nga chaque fois nouveau day ubbi rek di dem donc loolu yëpp day mujj nekk lu yaatu loo xam ni marché bu tas lay mujj doon te comme Sénégal tamit nee nañ ci démocratie lañ nekk république nangam nangam. maintenant célébrité yooyu ñoom tamit ñu ci bëri dama yaakaar ni àddina moo leen nax maanaam xam nga bëgg ubbeeku ci àddina notoriété am tur ak xaalis ndomba tànk ak siiw loolu kenn mënu ci dara koo xam ni yaroo sa bopp ci diine ubbi sa bopp seytaane xirtal la ne la mën nga def lii ba am te bul seexlu ni ngay amee da ngay daanu ci lu mel noonu te comme da nga célèbre boo ci daanoo daf lay jaral lu ne ba pare nii lay topp te comme ñoom tamit ñu ngi lay topp te topp la rek ci bànneexu bakkan day indi lu mel noonu mais bu njëkk ba amoon nañ fi ay nit yu célèbre dégg nga surtout yenn waykat yi yenn nangam mais ñoom jege woon nañ diine wala amoon nañ kilifa ba nga xam ni am na yoo xam ni doonuñ ko woon sañ a def wala suñ ko defoon tamit buñ leen di rappeler alors ñu bàyyi mais léegi yooyu yëpp dafa wàññeeku dégg nga xaalis bi daal laa gis ne ak wut tur te léegi ñi yore xaalis bi ci àddina bi ñi ci ëpp nga xam ni tam ñoo mën a maye tur ubbil la li ñuy wax ay réseau ubbil la ngay tukki dem di ñëw ñu bëri ci ñoom dañoo nekk ñoo xam ni mbiru caay-caay lañ jiital kon ku bëgg ñu defal lay affaire da ngay ñeme def ay caay-caay yi nga xam ni agenda yi nga xam ni ñoom moom lañ bëgg kon loolu la su ko defee loolu moo tax par exemple man bi may wax ci affaire Wally Seck je l'ai fait exprès lu tax ma ne xanaa sëriñam yëgul li mu nekkee j'ai fait exprès am na ñoo xam ne ils n'ont pas compris Imam Kanté day dingal sëriñ si mais dama ko bëggoon tiiñal ne ko comme da ngay wax ne am nga sëriñ mais est-ce que lii sa sëriñ xam na ni lii ngay délivrer àndul ak moral islam moo tax même association Baye Fall yi nii dañu dal ci kawam daal ne lii du affaire Baye Fall bu fekkee Baye Fall lay woote donc effectivement kon il faut que ñu xam ku nekk li ngay woote lan la est-ce que valeurs yooyu ànd na ak ñun suñuy valeur léegi nag li indi loolu yëpp tamit mooy problème crise éducation dafa am Sénégal crise familiale am tey jii am na famille yu bëri yoo xam ni kilifa amatu fa xale yi dañ leen bàyyi ak seen bopp WhatsApp yeeg réseaux sociaux yi soo contrôlé wul xale yi lu nekk la ñuy dugg ak tamit bon ndóol tamit dina ci jouer un certain rôle parce que ku bëgg a tekki ce qui est normal te mënuloo tekki koo xam ni jaral na la nga dem dugg gaal barsax ou barsa xam nga ku mel noonu su amee benn groupe bu ñëw ne la kaay ma jox la 500 000 chaque mois waaye pour nga dugg ci suñu groupe di ñu jàppale pour nga nekk franc-maçon wala borom ñaari tur wala Illuminati yaakaar naa au lieu que ngay xaru ji di jël gaal boo moytu loolu mooy gën a yomb ci yow jigéen ñi féministes yi gis nga courant bi dañ leen di dimbalee dañ leen di financer bu baax autonomisation de la femme yooyu yëpp dañ fa bëgg dugal boobu programme avortement médicalisé yooyu yëpp fu ñuy jaar la gis nga parentalité gis nga jigéen ñu ngi kaas ne way góor warul yilif kër gi yooyu yëpp kon mooy levier yi ñuy jaar pour fragiliser dégg nga l'autorité du père de famille néewal influence bi góor mën a am ci kër gi bàyyi jigéen te en général jigéen ñi vraiment lu jëm ci ay xumb lu gën a yomb ak yu mel noonu léeg-léeg ñoom yooyu la ñuy gën a bëgg su ko defee ñu jaar foofu ci côté jigéen ñi jaar ci école bi gis nga léegi de plus en plus même UNESCO ñu ngi préparer programme yoo xam ni bu duggee ci école yi
dañuy wax bépp état boo xam ne UNESCO nga bokk boo bëggee ñu financer la da ngay d'accord di jàngale maintenant sexualité à tel âge ñun contre ñu jàngale sexualité mais noo koy jàngale ak ban âge ak ban message bu fekkee da ngay jàngale ci l'islam sexualité da ngay jàngale mooy lan jàngale les organes et cetera dara nekku ci mais moralement da ngay jàngale ni njaaloo daganul ci l'islam kon da ngeen ñu dem ba mat am takk jabar ngeen takk jabar jigéen bi am jëkkër et cetera mais doon jàngale ne wëy da ngeen nekk ay concubinage dara nekku ci l'essentiel da ngeen bëggante et cetera donc combat bu rëy la c'est un combat de valeur boo xam ni état bi tamit foofu la ñuy jaaree mooy fexe ba dugal ay loi yoo xam ni dafay daganal loolu gis ngeen au moment bi mu waxee Macky su ngeen bëggee évoluer da ngeen di quand même évoluer dans le sens de te ñoom lu ñu bëgg a def rek moom mooy évolution mooy lu baax c'est-à-dire sinon da ngeen di tardé waaw jullit moom tardé mi ngi koy seet ci jaamu yàlla wala ci toppandoo ñeneen kon vrai combat la sëriñ si am na ñu bëri ñoo xam ni tey jii ci su may wax sëriñ si surtout mooy ñi may dundal yenn petit-fils yi parce que xalif yi du ma leen tudd parce que seen kër lañ nekk di toppatoo seen l'islam mais ñi leen wër staff bi message yi ñu leen war a eggaleel bul xam yenn petit-fils yi moom daanaka quelque part tanewuñ kenn léegi ñu bëri si ñoom tukki lañ bëgg comme ñëpp sol yëre yu rafet noos kuy waxtaan ak ñoom wala boo leen gisee télé ak yooyu sax di nga gis ne sax daanaka l'islam presque dañ koy cof bon yenn saa sax ñu dugg ci ay scandale yoo xam ne day décourager le musulman ordinaire yi nga xam ne bëgg koo def di ko gis ci ñoom ci ñenn ci ñoom am na si ay jàmbaar tamit yoo xam ni l'islam jaral na leen lu ne kon du ma jaxase lépp donc loolu yëpp day expliquer tey jii lu tax li ma tuddee lu tax ñu vulnérable lu tax tey ñu nooy ba gars yi mën a làmb fenn fu nooy ñu avancé kon loolu nag ñun ñëpp ci am responsabilité pas imam yi war nañ wax mais xoolal même léegi même imam wax sax nga gis yeneen imam wala yeneen oustaz wala opinion publique musulmane bi sax ñenn si ñoom dafa bëri wax nañ bàyyi nit ñi ak seen liberté jarul coow nagam naan xoolal même affaire Saint-Jean d'Arc am na ñu bëri lu nekk lañ ma ci wax woy imaamu fitna la dafa bëgg coow na bàyyi nasaraan yi seen jàmm ñoom sax ñoo ñu gën a yaru déggal loolu nangam ak naan bon Hajj Malik yarul ay jullit yu yaru Sëñ Tuubaa yarul ay jullit ya déggal xoolal complexe boobu extra kii wax loolu na wax boppam rek fekkee moom jullit bu réew la na wax boppam mais bu mu ñu yàpp donc yooyu kon c'est une crise sociétale bu yaatu boo xam ni côté bu ci nekk war nañ ko taxawee man fu mu nekk maa ngi liggéey ak benn groupe boo xam ni ñu ngi jóg ci loolu xool ko secteur par secteur problème bi lan la dëgg-dëgg ak qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse. d'accord bon am na solo gis nañ ne temps yi imam bi dañoo jóg pour dajale xaalis pour jàppale Oustaz Taib Socé loolu est-ce que dagan na ci l'islam. man de loolu bu daganul gisuma luy dagan donte woon nag man am naa ouverture d'esprit ci nit pour man lu la neex nga wax mais bu fekkee ni boroom xam-xam nga war nga xam ne looy wax day am dalil donc man nangu naa liberté ku nekk lu la neex nga wax yàlla bu nangulee Iblis liberté mu weddi kon man dinaa taxaw fi naan yow lu tax ngay weddi wala lu tax ngay wax kon kay amul problème mais seulement bu fekkee nag da ngay wax ci l'islam ñu jàppee la boroom xam-xam ci l'islam yow tam sa bopp ngay wane ni l'islam nga xam te da nga koo jàng ba mokk te yaa raw ñëpp sax ci alquran ak hadith lu nekk yaa ci raw nit ñi ci l'islam waxuma da nga waxoon ne yaa raw nit ñi ci science wala ci maths et cetera mais kooku nag sooy wax nekkatoo nit ku ordinaire kuy sànni ay wax noonu da ngay fexe ba wax loo xam ni yeneen boroom xam-xam yi mën nañ xam ne lii ci l'islam lu ñu mën a nangu la am na ay dalil ay preuve léegi nag li ma xam man mooy jullit la Taib Socé mu am jafe-jafe ak justice ñu condamné ko daan ko benn amende boobu mënu ko fayal boppam ay mbokk jullit ma ne nañ dajale comme tey jii ni ñu mën a dajalee xaalis dem fayal la sa ordonnance wala ñu jël ci azaka ci 8 catégories azaka yi fayal la sa bor mu ngi ci biir azaka kon lii bor la bu mu yoral justice ci turu ñeneen mais ñooñu justice moo ko wax ni da nga leen war a fay sinon dinañ la jàpp kon ay mbokk jullit dajaloo def téléthon wala leneen lu mën a doon lu xew ci jamono gis nga kon islam day accepter ñuy utiliser luy xew ci jamono def téléthon dajale xaalis te waxtaan ci ak moom bu ñu def comme sama mbokk imam yi dem fële kër Thione Seck di wax yi kenn xamul de mais parce que dañ ma tooñ trop mais non defuñ lu rafet lu ñaaw lañ def parce que bu njëkk bi mooy bañ ma tàggu bi déjà mooy lu ñaaw dafa mel ne kon man xale bu ndaw laa boo xam ne jarul tàggu. mais imam xam nga nit des fois dina def loo xam ne xëy na du doon loolu mooy lu liggéey mais bu koy def mais lim jëf la ñuy àtte
même bu fekkee jubluwaay bu rafet nga am nga jël fii sàngara naan daal ne mais dama foogoon ni ndox la terewul dañ naan ne da ngaa naan sàngara kon peu importe seen jubluwaay mais li ñu def niñ ko defee erreur la tooñ nañ ma parce que dañu dem ne man damaa tooñ doomu jàmbur kon dañ maa tuumaal ba pare dem nekk procureur à la place du procureur parce que ñoom dem nañ ba atteye fii te loolu yëpp xamuñ ci dara kon loolu pour man dafa ñaaw trop ñaareel ba mooy am na leneen lu xew ginnaaw ga luy wane ni ñoom waroon nañ ñëw baalu ma àq ne kon affaire bi nii la demee kon la preuve mooy balaa ñuy jógee foofu rek am na lu fa feeñ que ni waa ji papay xaali ma ne papay Wally xam nga moom bi ko journaliste bi laajee sax na ko t-shirt bi mu ne su Wally xamoon ni affaire boobu la du ko sol mais dina ko solaat parce que dafa niroog dàllam kon loolu rek moo lay wan ni ñoom war nañ dellu si waatoon daal ne comme nag affaire bi nii la demee ñun suñu yoon nekku si ñaareel ba nag bi ci gën a doy waar sax moom mooy imam bi wax ne imam Kanté nit la dafa juum tooñ jaw mu jàmbur beneen imam bi dafa ne ñi ëpp ci nit ñi dañoo gis ni imam dafa tooñ ma ne bon léegi kon imam yi ñoom ñi ëpp ci nit ñi la ñuy atte ci charia quoi kon affaire cuune yooyu duma ko mës a nangu te tam c'est très dangereux parce que ñoom loolu ñu def man tam ëllëg su ma neexee dal ma dem ci turu ay imam wax fa ci seen tur jiiñ leen fa dara c'est très dangereux donc loolu ñaareel ba tamit lu tax loolu yëpp lu ko fi jar parce que man dama am ay nit yoo xam ni dama jàpp ne dañuy def loo xam ni rafetul ci l'islam ma am lu ma wax ak ñoom ne ma dama lay yóbbu tribunal mais ku ci bëgg a intervenir war nga xam ban objectif nga ci am est-ce que objectif yi mooy dooleel l'islam wala dem jéggalul benn imam wala dem ci famille boo xam ni caaxaan yu bari actuellement ci réew mi dañ leen ci tudd kon léegi ñaareel ba sa mbokk imam buy dund lu mel noonu fi nga war a njëkk a tàmbalee mooy mastawu ko coono ñëw toog ak moom te loolu amul ba fi ñu toll ni ñooñu fa dem noonu affaire boobu ba mu commencé ba fi ma toog ak yow nii di wax kenn si ñoom téléphone rek sa woo ma dema imam mastaw coono ma jaar fa wala nga jaar ñu waxtaan amuma ko ci ñoom kon kay ñooñu yërmande ak bëgg ma dimbali taxul ñu jóg li tax ñu jóg nag yàlla dana ko xam du ñàkk sax bu yàggul bu ci kanamee mu am lu ci feeñ bon kon loolu entre parenthèse la woon fu ñu tolloon sax encore ci. bon damay rebondir foofu ma dem ci beneen question mooy soo xoolee li nga wax ne mooy imaam yi déjà déggoowuñu. waaw quelque rek loolu tam buñ ko réyal waaw xam nga non imaam itam dañu déggool seen biir non loolu tamit gars yi ñoo koy ngandal mais ay benn te benn yooyu représenté wuñu imaam yëpp. ñaareel ba ñàkk déggoo bi du problème ci man parce que li ñu jàng ak niñ ko jàngee ak dégginu jamono day wute loolu mën na tax nit am bi position en position ma jox la benn exemple si lii tamit bokkul tey ji man sama profil mën naa wax duma bokk gisin ak koo xam ne amul sama profil parce que maîtriser wul dossier bi ni ma ko maîtriser ma jox la benn exemple affaire Saint-Jean d'Arc bi Oustaz Alioune Sall ak Khadim Mbacké imam la ci ñun fii Mosquée Point E bokk ma ak ñoom position par exemple Oustaz Alioune Sall moom dafa wane ne nañ génn école ba école nasaraan la dégg nga doo bëgg a nekk jullit jël sa doom di ko yóbbu ci ñoo xam nasaraan la te niroo ñu ak yow erreur la parce que dafa comprendre le dossier mooy question liberté la ak tamit question ñi fay yóbbu seen doom bu jigéen du question ñu yor leen yaru nasaraan école bi moo woote ni mën naa leen jàngal mathématique anglais nangam ak nangam mais waxu leen kaay leen ma jàngal leen affaire nasaraan xale jigéen yi fay dem bu fekkoon nasaraan lañ fay jàng kon kenn du leen fa xatal est-ce que am nañ droit tere benn jigéen mu dugg ci benn école parce que day muuru principe boobu soo ko fi tegee di wax leneen def yaa ngi ci erreur parce que yaa ngi dooleel mooy li ma wax mooy su lii jàllee tey ji Oustaz Alioune Sall li mu wax lu mel noonu su lii jàllee xam nga kon moom danaan dara nekku ci parce que ñoom waruñu faa nekk su ko defee kon yeneen école itam daal ne waaw même seen imam yi sax wax nañ leen dëgg nee nañ leen waru leen ñëw suñu école yi subhanallah est-ce que gis nga erreur boobu muy indi ñaareel ba mais du école yi doyul pour que jullit jigéen yëpp mën faa jàngee tey ji jullit jigéen ay millions lañ Sénégal ñaata école ñoo fi nekk yoo xam ne mën nga wax ne école islamique la ñuy mën a jàngee ñoom ñëpp à n'importe quel âge ak à n'importe quel kii ñaareel ba jigéenu jullit mën na am fii bagam su defee bagam ba pare ban école la fi jàngee boo xam ne école islamique la buy def enseignement supérieur et cetera su bëggee tukki woon kon principe bi lañ war a xool mais pas que way ñële comme tere nañ ko dugg seen école ñun tam buñ fa dugg et cetera kon dama bëggoon joxe exemple boobu pour wane ni wute bi du ñàkk sahabatul kiram doon nañu wute ci ay masala kon wute boobu tamit bu ñu ko def problème parce que bëgg a wax ni ñun ñëpp nañ wax la même chose loolu tam amul sax cosaan ci l'islam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese moo doon référence boo xam ne du juum ci diine mais bu dul loolu ku nekk la nga jàngee même ci biir saxaaba yi boo demee tey li ñuy wax école Kufa Irak wala nga dem Égypte et cetera bokkuñu tradition
bokkuñu luñ jàng parce que ku nekk sëriñ ya fa njëkk ci saxaaba yi ñëw foofu di fa jàngale ku nekk la nga jot a fekkee ci alquran ba muy wàcc am na ñoo xam ne dem nañ da fekk alquran jeexagul kaamilagul la nga jot a dégg ci nen ci hadis te mokkal ko parce que temps yii bind bariwul ba nga demee tukki loolu nga jàngale ça veut pas dire que lépp pour l'islam nga jàngale keneen jàngale leneen kon boroom xam-xam yi bokkuñu ñoom ñëpp am les mêmes sources bokkuñu am même compréhension donc ouverture d'esprit boobu tam dafa war a am kon d'accord ma ci nit ñi di wax tam mooy da ngeen a wuute kii day wax li kii wax li l'essentiel mooy ki nekk li muy wax est-ce que mën na nekk loo xam ni l'islam mën na nangu boobu position am na question yoo xam ne tam ci biir islam c'est pas tranché mazahib yi ñu ngi fi Abu Hanifa li muy wax ci question yi bokkul ak Imam Malik li muy wax ci question yëpp bokkul ak Shafi mais baax na l'essentiel ku nekk na nga xool est-ce que ni mu ko waxee lu ñu mën a comprendre la nga jël li la ci gën a dal xel ñaareel bi dama koy faral di wax aussi wute yi am ci xalaatin ak discours yi imam yi di def quelque part tam c'est une preuve de sincérité waaw parce que lu ma tuddee sincérité mooy que ni naxuñu kenn parce que tey jii Iran Ndaw wax dara exemple laa joxe rek am na ku ñëw fi ne loo joteeg Iran Ndaw ma ne ko lu tax nga ne lu ma joteeg Iran Ndaw tey jii Iran Ndaw am position bu mu am ci dara man am beneen position bu wute quelque part tam c'est une preuve de sincérité parce que ça veut dire man ak moom déggoowuñu waxtaanuñu ne nañ wax la même chose kon naxuñu kenn léegi nag yow laaj ma man li ma wax fan laa ko teg nga laaj Iran Ndaw fan la ko teg yow sa bopp nga réfléchir nga bàyyi public réfléchir donc man tam noonu laa ko gisee mais bu fekkee ni imaam yi suñu waxul lu bokk rek ñu ne way bokkuñu déggin dañuy réeral nit ñi parce que da ngay dégg kii wax li kii wax li dafa yomb trop tamit xam-xam tamit dafa yaatu de kon question boobu loolu la mais bien sûr lépp lu ñu mën a def imaam yi am nañu ay association mais association yi des fois duñu bokk doxalin duñu bokk tam yi ñuy liggéey mais loolu warul tax wuute am wuute bi may tuddee wuute mooy non mais le fait que moom benn association boo xam ni ñoom dañuy gën a liggéey sur les questions tel beneen association boo xam ne yeneen question moom benn association imam boo xam ne pro pouvoir lañ ñoom ku nekk ci pouvoir bi loo wax ñu ne noonu la islam ànd na ci ak ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a libre loolu laa wax ne diversité boobu baax na kon loolu dara nekku ci. d'accord bon parlant de imam bi xam nga loolu ñuy defal waaw ci loolu laa doon ñëw sax waaw da ngeen di def comme ni ngeen def ci men bu ngeen demee ngeen laaj ko ne que cheikh bi dañu dégg nga ne lii daganul dañu bëggoon xam parce que am na yeneen borom xam-xam yu ne loolu jaaxal na leen ñoom gis nañ ne dagan na te comme yow borom xam-xam nga indil ñu daal ci charia li tax parce que xam nañ ne doo wax loo tegul ci charia pour wax ne dagan na mais comme ni ma la ko waxee man daal gisuma fenn ci charia lu mën a jam lii ñu def comme ni ma ko waxee ci principe bi solidarité la wax ay nit kan moo bëgg a dimbali kii te yàlla tax te alal bi ku ko indi tant que amuñu preuve ne alal bi nga indi alal bu araam la dañuy jël tey ji boo demee sunu mosquée yi yaakaar nañ ko indi alal dañuy vérifier fan la ko jëlee waaw ba ñu dem ba am preuve bi nag bu amul benn waaye nag bu gaaree otom wàcc daal ne man maa yore baar bi ci koñ bi fii maa ñëw cotiser en ce moment là imam bi war nañ ko refuser parce que dafa am source bu leer bu mu wax mais bu dul loolu islam noonu la léegi nag moom mi wax ne lii dafa araam ngeen yóbbuwaale question boobu ci l'islam dans le droit islamique kuy araamal muy indi preuve al asl huwa al ibaha mooy le droit islamique mooy le principe de base c'est la permission jusqu'à preuve du contraire c'est-à-dire que am nañ droit dajale alal pour jox benn jullit koo xam ne nag da nga ne waruñ def loolu yow yaa war a indi ay preuve il faut nga indi aay wala hadis pour araamal ko sinon l'islam nekkatu fi c'est pas vrai ah oui islam du ay caaxaan preuve te bu ñuy wax preuve mooy source mooy indil ñu alquran aaya indi firi aaya bi rek doyul de affaire yombul de indi aaya bi fii la duut baram ñu xam ne bii aaya nga wax ba pare nga wax firikat yi luñ ci wax parce que du question man maa ne aram na man maa ne aram loolu moom téyewu ñu fi ñun waaw source bi ngay utiliser daan ne lii moo tax ma ne aram na parce que fii laa ko teg loolu la ñuy wax dalil muy preuve mais yow sa bopp doo dalil yow sa bopp kenn daf ñu yónni moom muy man keneen kenn yónniwu la alquran moo wàcc ci yonent sa salam ñu yónni yonent sa salam moo tax yonent moom moo doon fiq ci jamonoom léegi danga ñu naan aaya bi firikat yi lii lañ ci wax hadis bi ñi xam hadis lii lañ ci wax ulama fiq yi mazhab malik lii la ci wax Abu Hanifa lii la ci wax lii moo tax ma gis ne lii dafa aram boobaa buntu discussion commencé am en ce moment là man suis ouvert d'esprit li may gis ni ku démontrer ne lii dafa aram ba mu leer ba man ma xool ko gis ne convaincre nga ma sama yoon nekkul ci ban jëmm la ak kan la xoolal damay gis ñi nga xam ne mën naa leen gis ay Oustaz Alioune Sall ak ñëpp nii ne leen wut leen beneen façon te incha allah dinañ am beneen façon bu dagan islam dafa civilisé de
waaw lu baax islam daf ko yaatal ak bëri façon mais comme bu fekkee ni moom am na boroom xam-xam boo xam ne dafa condamné façon bii indi ci preuve yu leer ce qui m'étonnerait kon tamit ñu tëj bi façon ñu ubbi beneen façon ba xool est-ce que dañuy araamal façon yëpp islam dafa yaatu flexible donc modalité de solidarité yi dafa yaatu ci l'islam kon nag question bi loolu mais fi ma toll nii moom vraiment je suis très étonné dégg nit ñu ne boroom xam-xam la ci l'islam muy wax ne def téléthon pour jàppale jullit ci conditions yu claires comme ni ma ko waxee koo xam ne yoon daf ko daan ñu ne ko da ngay fay lii pour ñu bàyyi la jullit yi dajale alal pour fayal ko parce que mënu ko fayal boppam gisuma vraiment dara ci charia lu war a araamal loolu jusqu'à preuve du contraire. sama beneen question mooy imam lan la xam ci pétrole ak gaz. xam naa ci dara de parce que xam nga environnementaliste la bul fàtte loolu wax naa la def gis nga affaire ressource naturelle ma wax naa ko keroog même bi ma dëggee aar ci li ñu bokk yenn xale yi kii dama ne leen def leen ndànk gis ngeen affaire gestion ressource naturelle daanaka ça fait 20 ans ma ciy liggéey mais boobu temps amul bii ampleur parce que gestion pour ñun forêt yi ak kii mais comme léegi pétrole ak gaz moo tax mais kon principe yi koy organiser liggéey naa ci lu yàgg mais léegi kon pétrole bi ñu découvrir ak gaz bi ay ressources naturelles la li am solo mooy ñu xam ne peuple bi moo ko moom le peuple sénégalais léegi nag peuple sénégalais bi tam dafa am ñu mu fal ne yéen a may yoreel réew mi kon gouvernants yi ñoom ñoo ko war a saytu bu rafet ci turu peuple bi ni ko alquran waxee tout le temps man damay wax ne verset bonne gouvernance ni ko Qurtubi waxee inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Dieu vous commande de restituer les dépôts aux ayants droit ila ahliha boobu Qurtubi nee na mooy peuple bi askan bi ñoom ñooy ayant droit yi ñoom ñoo am àq ci ñu saytul leen li ñu bokk kon kooku c'est le verset de la bonne gouvernance boo demee ci Thierno Souleymane Baal jàngale na bonne gouvernance avant la révolution française en 1700 et quelque avant la révolution française mu jàngalee principe de bonne gouvernance daal ne ku ngeen di fal na tegu ci xam-xam bu mu tegu ci waasoo bu jékki-jékkee alalam yokku te gisul leen lu mu liggéey ba am ko ni ngeen ko folli loolu mooy enrichissement sans cause kon modernité bi kañ la commencé kon fii la commencé avant la révolution française et américaine donc principe yooyu mi ngi ci l'islam mi ngi suñu diine moo tax aar dañ bokk bi ñu ma wooy ma sawar ñëw ne lii da ngeen ma cee fekk da ngeen ma fekk ma koy xutba di ko wax ci alquran di ci liggéey di jël ay position nu mu tuddati pétrole ak gaz lenn la ci lu ñu bokk mais réew mi yëpp lañ bokk ci wàll yëpp kon gis naa ni c'était normal comme ça fait 85 ans ñu ci coow jaarul yoon contrat yi et cetera fi ma wute ak ñoom nag xëy na ba taxoon ma génn aar mooy que ni dama ne leen attention sur le principe lutter pour le bien commun c'est honorable wareef la sax ci ñëpp mais attention buñ ko làqatoo un combat politique parce que ñëwuma fi pour xeexal kenn man loolu laa gis. donc en tant que yow li bokkoon biir aar la ñu bokk gis nga ni c'est politique. waaw sama point de vue non bon ñenn ñi. waaw waaw. c'est-à-dire bon ñun par rapport ak information yi ñu am. waaw pétrole ak gaz bi. waaw bu bëri parle de pétrole. waaw waaw. mais le Sénégal a beaucoup plus de gaz que de pétrole. bien sûr. donc am na ñoo xam ne xamuñu ci sax luñ ciy wax. waaw parce que pétrole bi moom. moo tax ma laaj la lan nga xam ci pétrole. waaw pétrole gaz bi moo ëpp mais bon pétrole bi aussi am na mais li ma wax rek mooy que dama ne lu tax man ma dem ba jàpp ne combat bi mi ngi commencé dévier wu mooy que ni ci démarche bi ci boppam ak objectif yi plateforme bi dafa commencé politiser te loolu sax léegi boo xoolee sax da nga gis yenn yu la koy wan man bi ñu commencé par exemple nu mu tuddati Alioune Sall suñu 400000 man leen non on n'est pas la justice man fi mu nekk nii mënuma prouver du ma fiscaliste du ma journaliste d'investigation mënuma prouver que ni Alioune Sall dafa jël ay xaalis ci turu pétrole bi ma gisee ñenn ñi d'accorduñ ci loolu ma xam ne ñoom dañu bëgg jaaree foofu xëy na pour régler leen man ñëwuma fi pour régler kenn dara dama fi ñëw pour turu réew mi donc damay wax loo xam ne éthique islamique tam daf ma koy may beneen bi mooy nu mu tuddati nañu fexe ba jaarale fi régler ay comptes politiques yenn homme politique yi commencé di tenir discours directement contre le président genre waratul mën a yore réew mi ndax nangam ma ne bon ça c'est des conclusions politiques yoo xam ni man du ma ko assumer am naa sama point de vue politique ci réew mi ni muy doxee mais ñëwuma aar pour jàllale loolu
ak tamit ma commencé gis de plus en plus lépp loo xam ni luy contre pouvoir bi la rek ñenn si ñoom dañ ciy sawar te man loolu indi ma fa woon. La preuve am na loo xam ne suñ ko doon woote dama ne leen woo leen parti yëpp ma gis ay réticence ci woo yenn parti ma ne attention man en tant que citoyen noonu ma ak benn parti ak yeneen kon yooyu moo tax ma ne lii pour man nekkatul une démarche citoyenne. léegi nag ba ma demee ba gis ne ñi ëpp ci ñoom giseewuñ mbir mi comme man ci laa génn. léegi nag am ñenn ñoo xam ni yàq nañ ci sama der dañ ko dig dara nangam ak nangam dafa ragal lacrymogène am na benn waay bi wax loolu kooku ma ne koy mën nañu ànd ñu seet ba xam man tam su may dugg ci dara du ma saal bi nii du ma bàyyi mbubbu lislaam ci bunt bi dugg def lu ma neex génnaat sol mbubb bi de abadan. kon te aussi nit ñi dañ ma fa woon kon dooma woo ñi ma woo ci lan lañ ma xam dooma woo ci loolu ba pare daal na nekk summeekul ànd ak ñun loolu tam contradiction la. kon yooyu ma problème mais je reste islam moo ma ko sas à lutter pour que li ñu bokk ci réew mi yëpp te du rek pétrole ak gaz li ñu bokk ci réew mi yëpp ñu saytu ko saytu bu rafet mais nag bu tegu ci dëgg ak mandute jóg fi ma toog kon lépp lu ma mën a yàqee sa der naa ko def y compris ci pétrole bi ak nangam ànduma ci. mais par contre na lépp tegu ci yoon nañu def bonne gouvernance comme ni mu nekkee ci constitution bi kon man maa ngi xeex pour que ku mën a yor Sénégal nga respecter charte réew mi ci affaire bonne gouvernance et particulièrement sur les ressources naturelles. peu importe koo xam ni yaa jiite réew mi koo xam ni nag politique nga defal sa parti politique defal sa campagne demal sa élection loo am nga jël loolu amul problème mais kon man xeexaluma benn parti politique mais je reste dans un combat citoyen. La preuve mooy que ni du ci affaire pétrole rek nga may dégg voilà mais lépp loo xam ne gis naa ni yitteel na Sénégal da nga ma ciy dégg. Les gens disent mais imam tu tires sur tout qu'est-ce et cetera man leen peut-être que je tire sur tout c'est parce que li dox ci réew mi tam dafa bëriwul lool beaucoup de choses ne marchent pas looloo tax tamit xëy na may wax ci lu ne mais bëgg naa lu may wax teg ko ci mandute su ma ci juumee tam ba xam ne juum naa ma corriger ko. D'accord comme imam day wax ci lépp imam day seetaan ko. waaw léeg-léeg ma seetaan ko mais li ma koy seetaan bëriwul de. xam naa Sadio Mané. mais su ma la waxee par exemple année bi soo jëlee par exemple année bi nii. par exemple ñu jël rek exemple année bi nii amul benn match su Sadio Mané bu ma seetaan ba mu jeex pour te dire que rek voilà léeg-léeg ma romb nii jógee jàkk ci wala de sama gars yi yuuxu xam ne ma ne la ñu ne mënoo Liverpool mooy joué xaw ma kan te Sadio Mané fii lay joué ma ne ah bon kon duma boobu amateur ci période yi ma nekk ni am na yeneen sujet yoo xam ne ci laay gën a def sama temps ak sama doole mais. environnement bi l'islam bi lan mooy sa passe-temps yoo xam ne ça n'a rien à voir ak ça. boo ma may tuuti rek par exemple ci Sadio Mané am na lu ma rafetlu ci par exemple action humanitaire yi muy def keroog maa ngi koy joxe benn exemple ma ne ci Sénégal li ñu dal dafa metti tey jii benn ONG bu ñëwee wala benn chancellerie occidentale ñëw dem ci àll bi tabax benn teenu 5 millions sax ñu jigéen ñu tàccu ñii dañoo baax ñoo ñu gën. am na damay dégg ñuy wax sax ñoo ñuy njëkk a àjjana sax seen xol dafa baax nangam leen di sànn askan bu tollay foofu ba mënatul gis dara lu baax ci boppam te moom fi ay sénégalais yuy def lu baax bis bu ne te waxoo loolu ci ñoom mais jàmbur lu mu def lu mu néew nga ne ñoo ñu gën a baax c'est un très grave problème. beneen bi mooy xoolal Sadio Mané école bi mu tabax foofu Sédhiou 150 millions je crois au moins 150 millions wax ma fi benn ONG bu def xaalis boobu fii ci réew mi ak hôpital bi muy préparé ak yeneen góor gi. ah bon xoolal xamu woon loolu. xamu woon loolu gis nga waa xoolal lii waruñ ko magnifier wane ni kon ñun suñu bopp suñuy doom suñu askan ñu ngi nii am alal di ko def xoolal mu njëkk ba li ñuy wax agression culturelle bi ma lay wax nii am na ñoo xam ni ñi njëkk a tekki Europe ñoom dañu caaxaane woon seen alal parce que dañu topp modèle tubaab bi alors que dañu waroon jël rek seen compétence seen alal ñu seet nuñ koy defee ci réew mi ak dimbali nit ñi mais topp noosu tubaab yi et cetera mais am na ci quand même ay exemple comme le George Weah par exemple dama ko wekk parce que koo xam ne bu mu nekkee France moo doon fay le personnel de l'ambassade du Libéria moo doon fay le personnel de l'ambassade du Libéria bi mu nekkee France wala loolu donc bon sàggane nañ ko nag ci benn journaliste laa ko déggee foog naa sàggane nañ ko ba George Weah nekkoon na jullit ay temps ba mu tubbiwaat nekk catholique xoolal loolu sàggane nañ ko nitu l'islam dañ ko waroon jege kon du tubbi parce que suñu ko xamoon l'islam dëgg kon xëy na du tubbi bon kon question bi lan la encore nga ni sama loisir.
recherche yi ngay def. waaw ngay def daanaka presque loolu rek laay def de moo tax gisoon ni ma gaawee weex nii alors que voilà gis nga te nekkuma mag noonu je suis de 65 donc mais bon affaire karaw gu weex sax moom affaire kii la rek sama côté yaay man bi ma nekkee xale sama nijaay yëpp dañuy teel a weex loolu moom affaire kii la mais c'est vrai que bëriwuma loisir waaw parce que dama am passion nag xool gis nga li ma fekk dama am passion daanaka yu mel nii yi nga may fekk nii suñu mënee wax loisir lecture mooy sama premier loisir daanaka léeg-léeg nelaw rek moo may tàqaleeg lire je suis passionné par la lecture et l'écriture bëgg naa tam sport donte woon jot mooy tax sax du ma ko defee ni ma ko bëggee mais fi mu nekk nii tous les 2 jours dina am benn façon sport bu mooy mos bëgg naa tam voyage bëgg naa ko trop découverte bëgg naa ko j'aime bien même région Sénégal yi nii su ma fa amoon mission temps yi ma nekkee consultant ba léegi sax moom la mais gars yi dañu ma génne ci bëri léegi naan ma noo imaam nga extra bañ ma lekk ci xaalis bi comme ñoom rek di taafontoo loolu noo imaam nga te mun naa def li ñuy def comme ça ñoom ñu lekk lépp quoi léegi ak ma bëggoon mission yi région Sénégal yëpp def naa leen ba mu def peut-être Ziguinchor j'étais tellement content su ma wàccee ci village découverte village bi xool nu ñu organiser woo xool tamit seen condition de vie j'ai beaucoup voyagé aussi beaucoup plus ou moins en Afrique fii dem naa fi Mauritanie Algérie Tunisie def naa France Hollande etc Malawi donc j'aime bien aussi voyager ak lan j'aime bien les documentaires à la télévision sport am ni ñu koy waxee gis nga athlétisme sax laa gën a bëgg que football parce que pour man athlétisme c'est l'effort personnel surtout course de fond yi à partir de 1000 mètres 800 mètres moo ma gën a intéressé même course bu gaaw bi 100 mètres bi intéressé ma trop taf mu jeex mais kii di négocier 2 tours 3 tours xam nga kooku laay gën a fonk j'aime bien tennis tam j'aime bien lamb ñoom affaire dóor yi ak waaw bi ci dóor duggee deret ak kii ak nu mu tuddati ak gisaane bi xon bi waaw xar fa fuufa yi ak sol bu xat bu gàtt bi ak léegi dafa mel ne sax ñoo ko tey balaa mbër yi di jàmmaarloo timis jot mais bu njëkk ba ñun bi ñu nekkee xale diggante tàkkusaan ak timis la nit ñi di bëre da ngay dégg ñu ne daanu na après nga dem julli ji timis mais léegi dafa mel ne sax avant timis la ñuy kii nit ñi yendu fa et cetera mais ci principe bu làmb ci boppam comme ñi nga xam ni xat-xat bi ñu am ci dégg ñu l'islam ma ne leen sport cosaan la ci l'islam yonent bi sallam doon na wax na jàngal xale yi lii kon dara nekku ci principe bi bu ñu nekkee xale man doon moon raté mbapat bëggoon naa ko trop Thiès dama doon mbapat tout le temps fu amoon mbapat ci koñ dama doon dem yëfu góor la te léegi dañu war a gën a góoral xale yu góor yi kon làmb ji pour man c'est un sport traditionnel ku nekk ak li moom yonent bi sallam la mu doon jàngale ci temps fa mu doon dundee sport boobu kenn mënu ko woon wax xanaa loo dof yàlla na ma yàlla bal terme bi mais doo fi ne bon karaté dafa araam parce que yonent bi jàngalewul karaté xamul woon judo et cetera ak sumo bi japonais def seen sport traditionnel islam dafa yaatal loolu reconnaître na diversité boobu ci langue yi ci pratique yi ci ñam yi ci colka yi ak mel noonu loolu lu ci nekkul lu araam te comme ni mu ko waxee lu araam day am texte yoo xam ne moo ne lii araam na mais kon principe bu sport baax na léegi comme ni mbappat yi mel noonu baaxoon na man dama ko doon def mais bañ ci dugalee li ci lamb daal li ci yàqu moo ci yàqu mais bu kenn wax ne lamb ci boppam moo yàqu wala football ci boppam moo bon wala karaté ci boppam dafa bon déedéet kon loolu daal moo ci sama position même bi ñu nekkee université ñun fii ci jàkka ji bu nu jullee gee ñun dañ doon wax ne julli dafa war a nekk en forme na xadis bi sallallahu alayhi wasallam al mu'minul qawi afdal min al mu'min ad da'if dégg nga même am na ñu ko firee sax ne qawi ci ngëm mais bon foofu daal vraiment littéralement am kartan nii mais ñun bu ñu jullee woon gee ba pare dañ doon dem corniche temps yi corniche bi dafa libre melul comme ni ñu ko fàttee léegi loolu contre naa ko trop ci sama combat citoyen la bokk protection littorale bi bokkoon naa ci def ay manifestation Macky Sall recevoir ñu ma gis ay tappale ci suuf ma bàyyi ko foofu c'est extraordinaire dëkk bi da ngay dugg mais so ay ma dem ñu dóor ma lacrymogène ma presque ma xam ndeysaan maa ngi fàttaliku commissaire bi nekkoon fi Point E moo ñëw mu ne ma imam suñu kilifa nga sa ginnaaw la ñuy julli juma vraiment je ne peux pas supporter di la sànni lacrymogène je t'en prie imam vraiment te jox nañu ordre léegi ni dans 5 minutes il faut que ñu dégager fii ndeysaan parce que daf ma doon yërëm tëlu ma ne ko bougé wu ma defal sa liggéey sa yoon nekku ci ndeysaan nekkoon na fi mu ne non imam kii mu ne ma imam vraiment dans 5 minutes ma ne ko au moins jox nga ma information ma reculer tuuti mais bi lacrymogène yi tàkkee mais alors daw yi ma daw ma jaar côté bale alors may ànd ak benn waaye mu naan ma nañ jàdd xaw ma fan naan café ma ne ko yaatal ay naan café man may ñibbi dem noppalu maa ngi bëgg xam nga naan alors pour dire que
bokkoon naa ñi doon combattre pour défense du littoral mais foofu tam bi ma duggee Atepa moo yore woon association bi ma dugg 1 mois 2 mois ma commencé gis ay njuuj njaaj ma posé ay questions kenn tontu ma démissionné kenn du ma fa utiliser xanaa tant que yëguma ko waaw profité utiliser ma tant que yëguma ko de bu ma koy yëg rek nga may ñàkk léegi nag kon loolu maa ngi ci woon j'aime bien ma promener ci plage mais léegi presque amoo fenn fooy dem wala nga dem fekk fa jigéen ñi sol yoo xam ne mënoo siggi xam foo dem foo xam ne tam da ngay toog nii rek ba sa baat bi bëgg a dam tam loolu du ma ko def aussi dama ko def léegi bon bu dee nag lu yaatu am ñu sol lu kii nii ma xool fu ma neex et cetera donc loolu loisir beneen la am bon li nga may gis nii ku am fulla laa ci nelaw bu ma sonnee dem naa nelaw yi te dinaa nelaw ba correct parce que damay xam ne lii moom àndul ak ay gëmmentu ku bëgg bu tamit xaw ma ndax loisir lañ ko war a tuddee ku bëgg waxtaan laa waaw ku bëgg waxtaan laa man moom nit moom boo nekkee nit ku am xel am ay idée nekk waxtaankat rek sama xarit laa dama lay def xarit kon loolu daal je peux dire grosso modo mooy samay loisir quoi. sama plat préféré mais c'est ça moo tax boo seetee ba seet en plus talibé laa quoi xam nga lu dagan a lekk rek daanaka soo ma ko indilee ma lekk aussi j'aime bien découvrir des plats. aceke bi ci semaine bi mënoo fexe ba du ma lekk 2 fois au moins aceke à côté fii bon man daal je ne pense pas que am naa benn plat bu ràññeeku ci plat préféré fu may dem nag. ah bon loo xam ne chaque jour mën naa ko lekk. loolu ma xool par exemple yaasa ganaar mën naa ko lekk chaque jour waaw non critère bi nga joxee moom moo ci dimbali waaw mais ceebu jën tam attention bu ko négliger waaw ceebu ñeege ak koŋ tamit mën naa ko lekk gis nga moo tax ma ne la mu ngoog rek maa ngi leen di tàggu di rafetlu waxtaan di leen wax revenez quand vous voulez réew mi ñoo ko bokk ñun dañu am ay idée nekk ay leader d'opinion di wax mais bu amul ñu relayer wax bi comme média yi ak yéen kon tamit du sori te tamit gis nga émission bu nekk ak ni mel ak identité bu boppam wax naa fi loo xam ne xëy na ñu bëri ñëw nañ fi tey waxee ma ko nii waaw loolu yëpp tamit richesse la su ko defee ñiy seetaan fi découvrir yeneen dimension ci Imam Kanté ñoo xam ne kon nit la rek boo xam ne day kërti di jéem comme ñëpp lu ma ci wax loo xam ni d'accord ci jël sa temps rek réfléchir ci tu peux te dire peut-être que ni mu ko waxee la wala que peut-être dans quelques semaines tu peux te dire mais pourtant il avait raison moo tax yooyu yëpp dafa jar tey ak ouverture d'esprit en tout cas je reste ouvert heure bu ngeen ma soxlawaatee su ma ko yëgee rek ñu waxtaan ci di nuyu équipe bu Wassare bi yëpp ak particulièrement seen frère bi nekk États-Unis Ahmed Mbaye maa ngi lay nuyu baax a baax parce que moom ma woo ñu waxtaan lu yàgg vraiment dama rafetlu yar bi su waxee rek nga xam ni kii am na fu mu jaar waaw yar bi teggin bi ni mu introduire débat bi etc parce que ñun ñi nga gis des fois on est frileux pression bi moo koy def nit rek lañu li nga may gis nii des fois nit woo ma sax presque dama lay jànni alors que parce que day fekk juste avant rek am na ku ma woo fontooma wala dara noonu nit lañu rek mais donc déjà ni mu introduire waxtaan bi etc dama ne kii moom lu mu bëgg te l'islam may ma ko dinaa ko accepter kon maa ngi koy nuyu bu baax yéen tamit di leen encourager wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu